mbokk téléspectateur yu ITV ñu leen di dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey jii ñu am mbégte dalal Momar Cissé nekk vice président bu ASCOSEN Momar ñu lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi. Malick maa ngi contenté di ñëw ci plateau bi pour wax ak askan wi. ñu fas yéene waxtaan tamit ci décision bi nga xamante ni état wu Sénégal jël na ko ngir wàññi ci tranche sociale bi. facture jëm ci wàllum ndox mi ak tamit courant bi dañ ko yaatal ci kanam waaye laata loolu dañuy ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr nekk ministre de la santé et de l'action sociale mu ñëw ñun ci point du jour jëm ci feebaru mbas bi di coronavirus. tey talaata juróom-ñaari fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat test yi. ci téeméeri test ak fukk yi ñu def tey fukk ak benn ñoo ci positif bon nag ñoom ñoo am jàngoro ji juróom-ñeent yi ay cas contact la yu ñu doon suivre ñaar yi ñoo nekk transmission communautaire mooy ñu ko am te xamuñu fu ñu ko jëlee ñu leen di yëgal ne fukk ak ñett ñoo xamante ne ñu ngi leen doon hospitalisé mën nañu wax ne tey wér nañ danañ leen génnee ci bés bi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di yëgal ne ñi nekk hôpital ñi ngi yëg tan ba mu commencé ak léegi mën nañ jàpp ne ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar i cas moom la Sénégal déclaré boobu ak léegi ci ñaar téeméer fanweer ak juróom-ñaar yooyu téeméer ak juróom wér nañ ci ñaar génn nañ ci àdduna kenn ki évacué nañ ko bon dëkk fi ñuy wax ak yéen téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo nekk hôpital ñu leen di faj ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi demander population yi ñu déglu bu baax te dégg ndigal yi ñu leen di jox pour que ñu mën a daan Covid-19. alors Momar Cissé nga nekk vice-président bu ASCOSEN mu nekkoon Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale tey jii Sénégal am fukki cas ak benn yu positif jëm ci feebar bi di coronavirus ban commentaire nga ci def. commentaire bi ma ci def mooy di encourager ministre bi gannaaw bu ma ko jaajëfalee moom ak équipe am ndax bu lii lépp passé suñu yaakaar gannaaw yàlla. ci ñoom lañ ko wékk pour ñu mën a dimbale askan wi gannaaw bu askan wi dimbale boppam ndax boo dégloo li muy wax mooy mesures yi nga xam ne moom nañ jël muy des mesures yoo xam ne ci yow lay nekk maanaam individuel ñu ngi ñaan ñun nga xam ne dañu nekk ci sensibilisation bi askan wi dégluñu déglu ñi ci li nga xam ne ñoom nañ war a wax di raxas seen loxo déglu ñi ci nga xam ne kuy tuuse nga tuuse sa kut déglu ñi ci nga xam ne bu fekkee feebar bi ñëw na ci yow wooteel ñu ñëw jël si la moo gën ngay dugg ci askan wi di lor sa bopp di leen lor parce que boo seetee barki démb wàññeeku woon na mais loolu warul tax askan wi foog na jeex na. ba ñeenti cas nañ amoon. voilà te ñu amaat fukk ak benn. voilà jàngat bi ma ci def mooy que buñ demoon ba nga xam ne benn lañ wax sax bu kenn baisser la garde comme ni ko tubaab di waxee nañu gën a takku sañu luñ nekkoon ci nga xam ne mooy prévention bi ñu gën ko yokk ndax li wane na ne tey mën na wàññeeku suba mën na yokk ba nga xam ne nag dem nañ ba nga xam ne yaakaar dugg na parce que yaakaar li koy wane. mooy résultat yi di gën a baax dans le temps mais gis ne wàññeeku na tey rek nga baisser la garde bu ko kenn def ci askan loolu lu am solo la ñi nga xam ne nag ñu ngi géeri loolu wane na ne nag war nañ def attention su suñ frontières yi li ma ci jàngat mooy am na suñu voisins yoo xam ne xëy na ñoo leen gën a baax plateau technique wala ci ñun lañ gën a ëpp yaakaar ba mën nañoo jéem a bëtt frontière pour ñëw da nga maam fii ñu faj leen te boobaa dañuy contaminer donc frontières yi nañ ko gën a renforcer parce que nit ñi quand même professeurs yi ñu ngi
faj askan wi am na ci ñoo xam ne da nga maam ñu ngi ciy génn bu baax. est-ce que aussi gannaaw bu ñu sénégalais aussi jaalee ñi nga xam ne dem nañu. est-ce que sénégalais aussi mën tamit gën a dundee yaakaar ndax tey tamit fukki doomu aadama ak ñett am nañ si tan ba génn si hôpitaux yi. dundee yaakaar boobu mën naa nekk. mais teewul ñu gën a fagaru. moo tax ma ne nañu fagaru ci frontières yi parce que am na ñoo xam ne yaakaar boobu nga wax dañ koy am ci yaakaar ci Sénégal ba bugg a bëtt ñëw da nga maam fajoo fi te boobaa dañuy contaminé. li wóor daal mooy ñu ngi leen di encourager ñu continuer ku nekk jàpp fa mu jàpp médecins yi jàpp fa ñu jàpp ñi nga xam ne mooy religieux jàpp fi ñu jàpp ñu ñaan yàlla génnee feebar bi le plus rapidement nga xam ne du fi yàgg du fi yàq. loolu daal moom taxawaayu ASCOSEN Momath lan la si feebar bi. taxawaayu ASCOSEN mooy taxawaayu sensibilisation tey jii maa ngi jóge ko at si ministère du transport nga xam ne dañu bokk ci sensibilisation bi ci askan wi nga xam ne ñooy jël transport bi naka lañ ko war a jëlee naka la ñu war a moytoo surcharge bi naka la ñuy xoolee seen température naka la ñuy seetee ndax seen déplacement ñor na wala ñorul parce que bu ñorulee jarul ngay déplacé wu bala ngay dugg bu sa température demee ci nga xam ne def na ba 39 jarul ngay dugg wooteel foofu ñu daal di la jël si moo gën ngay dugg ci transport di contaminer nit ñi boo amul daal da nga maam loo xam ne da nga maam dafa jàmp pour génn wala sa déplacement soriwul mën nga jël vélo mën nga dox ndànk mais nag ay la yéwén éviter aussi les points de pic maanaam descente yi ak montée yi bu nit ñi bëree foofu day gën a bëri te nag ay la yéwén surcharge bul nangu kenn def ko côté boobu ñu ngi ci sensibiliser nit ñi beneen côté bi mooy ñi nga xam ne da nga maam boo leen gisee ci plage yi tey jii da nga maam ñuy def contact ñuy football à chaque fois dama koy naqaru li daan xew da nga maam Kër Massar heureusement que préfet bi jël na ci justement foofu nawoon naa si ñëw sax ñun waxtaan nañu kilifa yi ne leen lanu gis foofu ay lay ween da ngay foog ne fii bokkul ci Ndakaar mais est-ce que nekkul loo xamante ni autorités yi dañ koy yéex a def Kër Massar ak nu mu mel yëpp foofu rond point bi. autorités yi seetlu naa ñett yéex nañu jël décision. ban ak ban. contact bi nga xam ne dafa daw ba mu demee sa contaminé njogotam. Pikine bi ngay wax. voilà ki nekkoon section de recherche. voilà ki nekkoon gendarmerie. kooku nit ñi dëkk ca koñ ba ñoo ne mettre ñu woon en quarantaine sa famille gis jabar ji muy dox kooku jaaduwul ki nga xam ne moo gaañu Castor kooku waa Castor yàgg nañu wax ne fast food bi nañ ko xool bu ñu ko war a fermer ñu fermer ko bu ñu war a mettre en quarantaine la famille ñu mettre ko Kër Massar yàgg nañu wax ne Kër Massar la fa nekk jaaduwul c'est dommage que autorités yi dañuy topp di dóor jaan au lieu ñu dóor jaan bi ci 10 bi la ñuy dóor maanaam bu jaan bi jàllee ba pare parce que Kër Massar yàgg nañoo wax ne la fa nekk jaaduwul waroon nañ ko xool parce que ku nekk da koy gis mais bi mu amee contamination communautaire tey dégg naa ñu naan ko doon jaay ndekkee lii la mais ko ñaata ñu contaminé. donc pour autorités yi fu mu toll nii war na am ñu leen di doxal ci biir dëkk bi. ñu saytu bu baax a baax lu nekk ci biir dëkk bi. te du Ndakaaru rek. man yàlla def na des fois damay dem ci région yi mais parfois dinaa gis ci quartier yi te dama leen di sensibiliser di profito ñu bàyyi damier yi ñu bàyyi toog di werante naan tey France li fa dee tey Allemagne li fa dee tey Sénégal li fekk ñu ngi nekk plus de 20 personnes te ci ay koñ la ñuy nekk te policier bu nekk mënta nekk ci benn koñ donc ci antenne yi la ñuy profito gannaaw bu ñu leen waxee ñoom ne leen lii jaaduwul parce que des fois nga ne ah sëñ bi yow kat ni nga def nii mën naa bañ a ñàkk xañ na mu jëlee ko mal xañ na mu jëlee ko bien mais en tout cas ñu ngi bay suñu waar de sensibilisation bi ñuy xaar si ñun pour que askan wi da nga am des comportements yoo xam ne duñ ko continuer danañ mën a faagaagal l'invisible muy
Covid-19. alors Momar Cissé gis nañ ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr tey jii ba muy def point du jour bi ci biir discours am wax na mu ni Sénégal du nangooti ñu fiy transférer ay corps yi nga xamante ni pays yu infecté la. wax na dëgg ndax tey jii képp ku fi gaañu neexte nga bëggoon dégg nga maam Sénégal yépp jiital la yóbbu la ba sa dernière demeure mënul nekk donc li tax ñu koy daw fii mënuñu ko nangu di jël virus bi ci corps yi nga xam ne da nga maam bitim réew la jógee te ñu ragal ne da nga maam c'est des corps infectés mesure boobu vraiment ñu ngi ciy ànd ak moom di wax nag ne duñ wax rek bàyyi nit ku ñuul dafa dëgër bopp na ma yàlla baal te loo ko teree loolu lay bëgg a def nañu seet tous les frontières teg fa nit ñu war a nekk te nit ñooñu ñu xam ne ils sont les derniers remparts bu ñu leen jàllee rek feebar bi day dugg te loolu maa ngi ciy profito di wax les corps de contrôle yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi ñu xam ne ñoom bu ñu leen rombee ba dugg ci askan wi lu bari dañ ko lay ak suñu borom parce que dañ leen fa teg ne leen di vous êtes les derniers remparts ñu am conscience ci loolu ñu leen di encourager di leen jaajëfal waaw ndax wax dëgg yàlla boo leen tegee sax fi mu toll nii ñoom danañ jéem a yéeg ba gis fa nga nekk ñu arrêté la. Momat léegi ñu ñëw si pàcc bi nga xamante ni moom moo gën a tax sax ñu invité la muy dem décision bi nga xamante ni président de la République waxoon na ko ci discours 3 avril dem ministre Mouhamadou Makhtar Cissé amee wàllum énergie ak pétrole naka noonu sëñ Mbaye Thiam amee wàllum eau ak assainissement ñu ngi leeral askan bi ni décision yi nga xamante ni président de la République jël na ko suñu xoolee bu baax jëm ci wàllum courant bi lu toll si 15,5 milliards. c'est suñu xaalis te loolu mu ngi soxal 975 522 ménages yépp jëm ci wàllum tranche sociale bi nan nga ko mënee expliquer Sénégalais yi ñi nga xamante ni ñoo ci bokk ak ñu ci bokkul. waaw maa ngi gërëm. d'abord ñu ñëw ci wàllum courant bi ci suñ ci paree ñu dem ci wàllum ndox mi. d'accord di gërëm président de la République di ko wax nag ne ko bu yokkee ñu jël neexte Sénégal buñ ne 1000 milliards ñépp ko war a séddoo. ci nekk war nga ci gis sa bopp looloo tax ñu ne courant bi ak ndox mi lii la ñuy jamal ci askan wi bu ma jëlee courant bi li nga xam ne moom la ministre bi wax muy tranche sociale bi te ku ne tranche sociale yaa ngi wax ne ñu néew doole yi ñi gën a néew doole parce que Sénégal fu mu nekk nii ñépp a néew doole même ñi amoon doole seen charge fi mu nekk nii fañ doon jëlee xaalis ba mën a supporter seen charge foofu dafa taxaw donc fi mu ne ñëpp néew doole. mais dañ ni ñoo xamante ni seen consommation weesuwul 250 kilowatts par heure. loolu moom la ñu wax boo ko xaymaa ci xaalis mu ngi war a def 25000 ak tuuti lu teg ñun dañu noonu. comme ni ñu ko jëlee ci ndox mi nga xam ne ñépp la ñu jël nañu jël bépp facture boo xam ne ëpp na itam 250 kilowattheure ndax tranche sociale bi boo ko xoolee yegg fa toujours dafay yomb te tey jii ñu bari ci askan bi woo nañu ne ñu kat man maa ngi am 40 000 est-ce que je suis éligible ou pas te bu amee 40 000 néew doole nga te tu n'es pas éligible la ngay fay lépp donc ñuy ñaan gannaaw bu ñu jëlee lii ba pare ñu ñaan vraiment ñu yokk ko ndax. kon yow ñi nga xamante ni sax seen facture dafa doon dem ba 40 000 francs ci xaalisu CFA ñoom tamit ci lañu doon bokk. ñun loolu lañ ñaanoon. ba fan 40 ba fan dañ noon bu passé 250 kilowattheure à peu près 25 000 boo amee facture 40 000 ba 50 000 na nga fay la différence ma jël exemple 50 000 moins 25 000 nga fay 15 000 ñun loolu la ñu xalaatoon
te ministre des finances d'ailleurs suma président national wax na ma ko te itam maître Massokhna Kane dégg naa ko la mu waxoon mooy nañu jël global bi. ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo. Abdoulaye Daouda Diallo. loolu suma président national confirmé na ma ko bokkul ak li nga xam ne moom le ministre des pétroles wax donc en tout état de cause dañuy ñaan parce que affaire bi duwul ay revendication ci waxtu wii mais sensibilisation décideurs yi ci loolu la ñu nekk parce que dañu nekk ci askan wi jot ay téléphones yu bari ñoo xam ne ay 30 ay 40 ay 50 amoon espoir parce que ci communication yu njëkk yi. vraiment dañ jàppoon ni si nañu war a bokk jàppoon na ci lañ war a bokk. espoir boobu nag bu ñu ko yàq ndax ñun jot nañ ay téléphones yu bari loo xam ne dañ naan vraiment jàppale leen ci bu ko defee la ñu def ci ndox mi ñu def ko ci courant bi loolu daal ñu ngi koy ñaan parce que loolu la ñu gëm. alors moo baax ci askan wi. heure bii ñu kon yéen waa ASCOSEN da ngeen di sàkku si état wu Sénégal mu xoolaat bu baax a baax décision bu mu jël. waaw décision bi mu baax bu ko yokkee. mais yokk ba fan mu dem ba fan ñi ba 50 000 wala ba fan. non wala ba 100 000 mun na jëlal ñëpp parce que dinaa la yëgal leen. waaw mu jëlal ñëpp. na jëlal ñëpp parce que ñoom nee nañ déjà ci wàllum courant bi rek 15,5 milliards la état bi daal di jël en charge. état mën na lu nekk. gis nga ressource additionnelle. ndox bi nekk 3 milliards. ressource additionnelle heure yi ñu nekk nit war na mun a toog fu mu toll di ko wut pour askanam parce que ñi ñu yaakaar ne tey jii ñoom ñoo am amatuñu gis nga Malick réew bu fekkee ne yow rekk fa am amatoo ndax ku xëy bu ñëwee yow lay jibasi nga séddoo ko te ñun xam nañ sénégalais ni mel ak morom ka séddoo la ñu xam nga séddoo kook moom bu boobaa dootoo dese dara donc fi mu toll nii dañuy ñaanal ñépp nga xam ne dégg nga maam comme état moo ñu jaboote defal nañu ko ci ndox mi nañu ko defal ci courant bi. alors soo xoolee ñi yeewoo ci Sénégal ak tamit li nga xamante ni tranche sociale bi lii ñoom la soxal kon da nga bëgg wax ni décision bi daal war nañ ko gën a mën a saytu. war nañ maanaam ñu siy gis seen bopp lu néew la. lu néew la lu néew la boo ko xoolee tey àgg ca romb ko dafa yomb. te ñi ko romb leer na ma ne du ma ne faqir lañu waaye ñu néew doole lañ ndax kër goo gis presque majorité bi am na frigo bu fa nekk am na téléviseur bu fa nekk am na ventilateur yu fa nekk climatiseur moo waxuma ko waaye tey jii man ñii nga xam ne ñooy woo te yaakaaroon ci yëf yi ay facture 40 000 50 000 100 000 te waxoon nañ ne différence bi la ñuy fay amoon nañ ci yaakaar lii naam danañ ko jël di féliciter mais nag di wax ne ñu ngi leen di encourager ngeen gën a yokk jéego yi ba dégg nga maam ñi amoon yaakaar seen yaakaar du tas. alors si communication Mouhamadou Makhtar Cissé leeral na ni que ni entreprise yi bokkuñ si yéen loolu ànd ngeen si. entreprise yi dafa am benn pàcc bu ñu bokk. parce que wax naa la ci départ ne la 1000 milliards. dañ ko séddoo entreprise yi boo ko xoolee les petites et moyennes entreprises am na pàcc boo xam ne ñoo ko moom. si force Covid 19. transport bi am na ci ñoo xam ne ñoo ko moom. hôtel yi am na ci ñoo xam ne ñoo ko moom. les hommes de culture am na loo xam ne ñoo ko moom. journalistes yi sax am na loo xam ne ñoo ko moom. donc askan wi nga xam ne moo jël denrée alimentaire bi maanaam package la boo ko seetloo tey jii ragal naa ne ku ñu wàññil sa courant xëy na bu ñuy distribuer denrée alimentaire yi di nga ci mën a am entreprise boo xam ne nag dégg nga maam am na pàcc bu ñu la féetoo boobu itam yow yaa ko moom donc package la boo xam ne tasaaree nañ ko mais nañ gën a yokk daal li nga xam ne dina jëm ci askan wi. alors lu soxal wàllu ndox mi 3 milliards yi nga xamante ni état wu Sénégal moo koy jël en charge mu soxal 670 000 ménages. waaw wàllu ndox mi tranche sociale la ñu wax 20 mètres cubes. exact lu neex a yegg
waaye nag nit ki bu ñàkkee dëgg boo ko mayee sax 5 francs boobu valeur la ci moom waaye boo ko xaymaa 3000 et 4000 romb ko donc on est preneur li ci nekk nag mooy foofu amul barrière ci nombre de personnes yi mu impacté ñépp la impacté maanaam li ñu nekk ci àll ba nag. ñi nekk ci àll ba maa ngi ci ñëw. waaw bu ma waxee loolu mooy ñi nga xam ne Sen'Eau moo leen géré ñi nekk ci àll ba foofu Asufor la am na sax yeneen opérateurs yi foofu dafa am lu mu fa wax ne moom moo leen di gérer ci côté extension ci côté forage bu panne ci côté dégg nga maam seen gestion mais dafa ubbi ne am na instruction président de la république ne waxtaan ak ñooñu ñu wan ko lan lañu gën a bëgg ci xaalis bi nga xam ne moom lañ war a jot ñu rafetlu ko waaye nag ñu di ko ñaax mu gën ci gaaw ndax ñoom itam dañu sonn Lamine boo seetlee tey ren nawet dafa gàllankoose maanaam am na côté yoo xam ne baykat bay na gerteem ba pare te jaayoo walla ba mu jaayee tuuti la donc luñ si mën a def buñ ko yéexantu na ko ministre bi gaawal rapidement waxtaan ak ñoom comme ubbeeku lañ leen laaj ñooñu wax leen seen xalaat la war a dem ci ñoom daal di dem ci ñoom le plus rapidement possible. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Momar Cissé nekk vice-président bu ASCOSEN mën ngeen participer ci débat bi ngeen woote ci 33 824 88 06 alors Momar sànq da nga wax ni da ngeen jot ay appel téléphonique yu bëri jëm ci wàllum courant bi ndox mi tamit est-ce que tamit am na ñu bëri ñu woote ngir xool daal vraiment nu nguur yi ngeen ndimbal si ñi nga xam ne mooy monde rural bi ñoom woote nañu ne lépp luy jëm ci ñoom nañ ko gaawal moo tax ma feelu leen di wax ne ministre bi comme ñun réceptacle des plaintes des consommateurs la que ñoom nañu baral seen jéego la war a dem ci monde rural bi mu daal di dem ci monde rural. Momat ànd na ku nekk si ligne bi allo ñu jël suñu téléspectateur bu njëkk allo bismillah. waaw maa ngi tudd Alaaji Ndong. foo ñu woowee Alaaji. maa ngi leen di woowee Altougani département Guinguinéo. bismillah da nga def da nga bëggoon participer ci émission bi yow nañu. waaw damaa bëggoon participer ci émission bi. ñu ngi leen di ziare bu baax. dolli ziar. amiin xam nga fu mu ne nii comme ni ñu séddalee kii bi. ren comme ni ko Momar kii waxee maître ma soxna du moo toog noonu. Momar Cissé waaw moom mooy vice président bu ASCOSEN. ñu ngi koy ziare bu baax a baax. waaw àll bi maanaam ren dafa doy waar trop maanaam ni ñu séddalee kii bi dina indi ay conséquences ndax conséquences yi mooy nawet bi demeewul noonu te ni ñu séddalee nee nañ bourse familiale yi bañ koy tànn yaama neex la woon ndax man chef de village laa xam naa ci dara tànn yaama neex moo fi amoon xam nga am na ñoo xam ne boo leen tànnee day indi coow daal waaw moo tax maanaam ñu xoolaat état xoolaat ni mu koy tànnee maanaam wàllu séddale bi ni mu koy tànnee mu teg ay critères yu leer a leer. lépp jaar si yoon daal mu am transparence. waaw àll bi sonn nañ de xam naa bu ministre bi li ma ko doon ñaan mu ñëw am ci àll bi ñaari fan mu xool li ñuy daj lan la. xam naa dañuy toog ci plateau woon ci àll bi barki Cheikh Tidiane Sy day ne lii amul. jërëjëf. waaw àll bi sonn nañ maa ngi koy ziare di leen ziare nag. jërëjëf. di ziare Tahirou Sarr li mu def Tahirou Sarr maa ngi koy ziare bu baax a baax. jërëjëf mu lay déglu jërëjëf loolu dafa mel ne juñoo nga ko léegi sax mooy àll bi. dañ ne montre yu baax yépp ñoo bokk heure man doomi àll bala maa ngi dëkk Pakala ci dans le Niombato la ñuy dund fi mu toll nii xam naa ko parce que xam naa ne amuñu gerte moo tax ma ne nañ ko baral li mu wax nag nga xam ne dénk nañ ko ministre Mansour Faye moom jël na engagement ne bis bu muy séddale parce que dañ ne 1000 ménages mooy impact 1000 ménages
ñu ne peut-être dina jot 8 millions de Sénégalais 8 millions de Sénégalais ñu ne xëy na am na gox yoo xam ne dina am ku ci am 2 sacs 10 litres d'huile ku ci am saabu ku ci am spaghetti ñu ne composition bi nañ ko xool ba nga xam ne la daan am dootu fi amati parce que nag Malick bi li jógee dama woote Saloum ñu ne ma ñun de wax dëgg yàlla comme la daan am mooy daan am rek ñun loolu sax intéressé ñu ngi si suñ yeneen. ah bon waaw loolu lañ ma tontu. ma ne leen nag mais est-ce que jéem nga leen rassurer aussi. jéem naa leen rassurer. parce que dalal seen xel. parce que bis bi nga xamee ne ministre bi toog na at ministre du commerce di wax ci benn télévision engagement yi ñu jël askan waa ngi ko doon dégg. am na ku nekk si ligne bi allo. allo. waaw. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. kilifa gi foo ñu woowee. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi leen di woowee Boy Kaolack. alhamdulilah bisimilah da nga bëggoon participer si débat bi. ma ne. waaw. waaw dama bëggoon participer ci débat bi. bisimilah yore nañu dëgg. donc su may intervenir mooy. par rapport ak ndox mi ñuy wax dans le milieu rural. waaw ñu lay dégg bisimilah. parce que milieu rural bi am na ñoo xam ne dañu am facturation de. allo facturation bi allo mën nañ ci tenir compte pour mën a évaluer ñaata lañ leen war a dimbale. allo parce que dañuy wax ne ñoom bokkuñ ci pratiquement parce que d'après biñ wax ba dañuy wax problème mu ajipoor ak yooyu mais am na ñoo xamante ne seen flex o am na fi ak yeneen te ñoom dañuy def ay factures donc factures yooyu moom nañ ci tenir compte. jërëjëf sinon ils vont se sentir lésés. jërëjëf parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñu lay gërëm bu baax di la sant. donc su ñu def benn différence rek day indi problème quoi. jërëjëf. voilà maa ngi leen di gërëm di leen di sant. Mamad. waaw li mu wax ministre bi jël na ko en compte. maanaam nee na jox nañ ko instruction. nekkoon na ouvert na dem ci monde rural bi waxtaan ak ñoom. bu demee dina jël toutes les composantes yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy wax ñi am facture ñi amul facture ñi bëgg forage ñi bëggul forage ñi am ay réparation yooyu yëpp waxtaan lay laaj dans le monde rural parce que du loo xam ne comme monde urbain bi la Sen'Eau ay waxtaan mooy ubbeeku bu ko defee ñu satisfaire la. am na beneen téléspectateur bu nekk si ligne bi allo. allo. bisimilah. oui salaamaaleykum. aleykum salaam. sëñ bi ñu ngi ziar. dolli ziar. waaw dama doon participer ci émission bi. ñun lay déglu bu baax a baax. donc ñun daal dafa am question bu ñu doon posé. par rapport si scolarité xale yi. bon mois bi ñun dañoo jot ay factures yoo xam ne moom ak comme li ñu doon fay suñu fay jàng xale yi. la ñuy joxaat ne si mois bi ni ba léegi. waaw loolu daal la ñu bëggoon daal. waaw bu ñu si mënee indi incha allah. waaw Momad dana si tontu léegi comme moom mooy vice président bu ASCOSEN ndax yow mii dafa mel ni daal mbirum njàng mi moo la gën a soxal bisimilah dina la si tontu léegi. mbirum njàng bi waaw effectivement. jërëjëf. nit ku nekk ak la ko soxla te bu ko xeebal soxla. effectivement. waaye nag lu ci nekk ka koy tontu moom dana ci defal loolu boppam. waaye li ci mën a am rek mooy que préoccupation am danañ ko jël en compte bu ko parce que bu ma ne package la mooy tey jii ki la gàddul sa saako ceeb bi ki la gàddul sa diwlin bi ki la gàddul sa courant bi am na yokk sa pouvoir d'achat. école nag loolu xaw ma ndax package bi jël na comme déet mais en tout état de cause teg na ko ci table bi et les autorités vont en prendre compte. waaw ndax loolu ñu bëri ñu ngi koy jàmmal de neneen daal. ñàkk na ci man daal waaw ñàkk na si yow. ñàkk na ci man ba da nga am ay. am na loo xam ne war naa ko ni fay wax dëgg yàlla chaque weer pour sumay doom. incha allah yal na yàlla mottali lépp. amiin amiin am na beneen téléspectateur bu nekk si ligne bi allo. wàññi télé bi wàññi télé bi. wàññi télé bi. waaw salaamaaleykum. aleykum salaam. ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar. dolli ziar. di rafetlu seen émission. waaw di leen wax ni
allo allo kooku daf mel na dem na ñu xaaraat tamit beneen téléspectateur si 33 824 88 06 Momat. oui. yaa ngi yemoon tamit ci wàllum njàng mi nga ne yow tamit même mbir mi soxal na la. waaw xam nga sikki ma la kandoor te lañ daan am fi mu ne activité économique bi ñëpp a taxaw nee naa la ñi amoon sax presque amatuñ loolu mais boo xoolee comme package la ku ci nekk bu ñu la teggalee lii am na foo xam ne xëy na mu mën laa dimbali moo tax ku la teggil courant teggil la ndox may la saabu at may la kii am na lu mu la teggil mais quand même moo tax ci sama départ ma ne bu ñu yokkee 1000 milliards yi ñu jël. ndax bu waa dana mën a jël en compte. préoccupation yeneen sénégalais. ñu xaaral tamit beneen téléspectateur si ligne bi allo am na benn téléspectateur bu nekk si ligne bi 33 824 88 06 allo wàññil son wu télé bi kilifa gi. allo waaw maa ngi dégg. waaw wàññil son wu télé bi. waaw allo. allo ñu ngi lay déglu bu baax a baax. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen. ok ñu lay fay. émission bi baax a baax. jërëjëf. maa ngi tudd Cheikh Ndong di woote Madina Rasoul. fii nag ki nga xam ne moo nekk fii borom dëkk muy El Hadj Malick Ndong. El Hadj Mourou Ndam Ndong dugg na léegi ci moom. ñu ngi rafetlu nag bu baax a baax wax dëgg fa yàlla di njukkali président de la république. ci taxawaay yi nga xam ne mi ngi koy taxaw askan la. di ñaan yàlla ndog-ndog bi nga xam ne da wàcc na Sénégal. ñaan ko yàlla oyofal. amiin. teg di ko fi dëkk bi daal ndax it wax dëgg laal na ñëpp daal. di ñaan daal lépp daal yàlla na yàlla mot. allo allo kooku dem na ñu xaaraat tamit beneen téléspectateur si ligne bi mu mën a bokk si débat bi ndax mbirum ndox ak courant moom. ndox ak courant moom dafa impacté daf di loo xam ne askan wépp a ko war a am. effectivement même ñi ko ñàkk sax war nañoo gaaw ñu am ko. am na ku ne surtout période bi nga xam ne corona moo am da nga war a raxasu. exact da nga war a set lu am solo. allo kilifa gi wàññil son bi wàññil son wu télé bi allo. allo allo salaamaaleykum waaw soxna si bismillah. waaw sëñ bi naa wàññil son bi wàññil son bi. wàññil la son. wàññil son wu télé bi ñu lay dégg bu baax. waaw allo naa de. alhamdulilah. na ngeen def. alhamdulilah. waaw seen wax jooju de ak seen nas bi rafet na waaye man de moom laay wax affaire yi chef de quartier yi de bu dee ndimbal yi moom bu ci demee. dina am ñoo xam ne ñun ku ci mel ni suma classe yi di ko am ndax maa ngi nii suma añee du ma reer te bi ma demee ci affaire yi Macky Sall ndimbal yooyu bi ma laajee dañ ne ma dafa jeex ñoom dañuy seet ñi leen neex ñu bind ko ñi leen naqari ñu bàyyi. déet waaye. waaw. yow fan ngay wootee man Mbour laay wootee. Mbour. waaw. Mbour. waaw dégg na la bu baax a baax. waaw. jërëjëf. foog nit ñi xam ne am na ay ndimbal yoo xam ne mu ngi jóge ko ci nit ñi di dem ci askan wi yooyu ndimbal benn la ci ndimbal yi xëy na ndimbal yooyu lay wax pour le moment ne bu demee ci chef de quartier bi xëy na du ci jot mais ndimbal bi nga xam ne nag mooy bokk na ci 1000 milliards yi te Mansour di gérer monsieur le ministre di gérer li nga xam ne mooy dem ci askan wi muy ceeb muy diwlin muy saabu ak spaghetti loolu moom moo waxal nit ñi ci RTS ñëpp di ko dégg. même dem fii nii invité woon na nga Khalifa Diakhaté invité woon nag si émission ànd xeex coronavirus ingil na leeral yu am solo jëm ci wàllu boobu la mu waxoon foofu mooy que ñi nga xam ne ñoo ko seq ci séddale bi duwul chef de quartier. duwul monsieur le maire rek mais ay nit la yoo xam ne sensibilité différente sensibilité yoo xam ne nag bokkuñu jëmukaay bu boobaa mën nañu teg mbir mi ci yoon te lii ñu wan ne danga maam chef de l'État opposition yépp nekk ci gannaaw population bi ñépp nekk ci gannaaw mu dem assemblée ñu jox ko les pouvoirs pour combattre ak loi d'habilitation bi loi d'habilitation bi
bu ay politiciens wala ay chef de quartier yàq loolu. man ragal naa ne Mansour du ko nangu. du ko nangu te ñun itam sentinelle lañu. ndax démb rek gannaaw bu ñu alerté. démb rek mu doon dalal xel wu askan bi ba mu ñëwee fii bañ ko jëlee tamit en direct si émission lu leer la wax coronavirus. mais ñun en tant que société civile danañ sensibiliser danañ alerter te yàlla bu ñu yegg nag ci dénonciation. parce que bu ñu war a dénoncer dinañ ko def. am na ku nekk si ligne bi allo 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 allo. allo ñu lay déglu kilifa gi bismillah foo ñu woowee. waaw maa ngi leen di woowee région Fatick. Fatick bismillah. waaw léegi intervenir ci seen kii bi. allo. allo yow rek nañu déglu bismillah yow rek nañu déglu. waaw maa ngi leen di woowee ci Fatick. xool da ngay wàññi télé bi da ngay wàññi télé bi ñu lay dégg bu baax a baax. waaw man maa ngi leen di woowee ci région Fatick. bismillah. waaw pour forage yi. am na dëkk yoo xam ne ay asifor la ñu am. bon asifor yooyu souvent ñoom bu ñuy def ay relevé par feuille la ñuy defee relevé donc ñoom benn affaire bi dafa yegg ci seeni loxo ñoom xam nañu ñi nga xam ñoom lañu relevé kenn ngay consommer parce que ñoom consommation mensuelle la ñuy def au lieu non bimensuelle kon ñoom xëy na dañuy para boole ñaari facture kenn ku ci nekk xam nañu yor nañ seen mbiru compte xam nañu li ngay fay par weer donc kon ñooñu foofu lu seen affaire war a demee fekkente ne pour affaire alimentation bi la affaire bi na muy doxee mu ngi ci comme nit ñaa ngi wax ne nañ ci boole les forces de sécurité et de défense forces de sécurité et de défense yooyu aussi ñoom ci seen secteur bu ne am na fa des gens retraités des forces de sécurité et de défense ba ñu nekkee en activité ils ont prêté serment atteindre nañu âge de la retraite donc ñooñu je crois que force de sécurité et de défense nekk en activité bu ñu amul possibilité mën nañoo joindre ñooñu ñu bokk ci commission yi que ça se passe très bien. jërëjëf. am na ndaw si waxtaan. allo jërëjëf waaw. waaw loolu la ñuy wax ci tubaab. on peut se rejoindre toute personne utile que mu dimbale leen ndax distribution bi sensibilité yi bu fekkee ne ñoom ñoo wër géew bi dina mën a jaar yoon. problème bi inquiétude boobu mooy la amoon lañ bañ mu amaat. ministre bi jël na engagement devant askan wi yëpp nañ ko jox favorable ba bañ gis leneen. li ci nekk nag mooy que rural bi effectivement ministre bi waxoon na ne rural bi am na ñoo xam ne ci ay feuilles la ñu def. am na si ñoo xam ne kii ay relevé la ñuy def. opérateur am na ku nekk si ligne bi allo ñu jël ko allo. allo waaw allo sëriñ bi. bismillah foo ñu woowee kilifa gi. ma ngi lay wooyee département Guinguinéo. département. Guinguinéo. Guinguinéo bismillah. commune Gagny village. ñu lay déglu. maa ngi tudd El Hadj Ousmane Sall. waaw di rafetlu émission bi bu baax a baax. jërëjëf. di siyaar monsieur Cissé moom nga dalal ci plateau bi. Momar Cissé vice président bu ASCOSEN. waaw Momar Cissé vice président ASCOSEN. allo waaw ñu ngi déglu waxtaan bu baax a baax am na solo. amoon nga laaj booy laaj. waaw dañuy xanaa li sa chef de village wax léegi El Hadj Moudam Ndong. Moudam Ndong. waaw. waaw comme ni ko ministre bi waxee déglu nañ. allo. allo déglu nañ ko bu baax a baax kilifa gi dafa mel ni da ngay bàyyi xel télé bi wàññil son bi ñun lay dégg bu baax a baax wàññil son bi nga wax directement rek. waaw waaw jërëjëf ñoom déglu nañ ministre bi bu baax a baax. maanaam ministre bi déglu nañ ko bu baax a baax li mu wax ci wàllu dund bi.
rafetlu nañ ko tamit ni mu ko waxee. même Moussa Cissé moom fa tabarakallahu ni mu ko waxee rafetlu nañ ko. comme askan bi moo ko tax a delloo waat ko ci askan bi. di rafetlu di sant bu baax ministre de la santé ci digle yi nga xam ne ni ñu koy joxe. jërëjëf. waaw di wax askan wi nañ ñu góorgóorlu ci bu baax sàmmonteeg ndigal yi nga xam ne joxe na ko bu ko defee incha allahu yàlla danañu musal ci. jërëjëf am na keneen am na ñeneen ñu nekk si ligne bi. su ko defee wax ju rafet. waaw ku nekk soo duggee rek nga mën a tamit wax nga dem l'essentiel nga wax l'essentiel bàyyi ñeneen ñu mën a dugg allo. allo waay salaamaaleykum. maaleykum salaam bisimilah. waaw sanga bi ñu ngi leen di jaarale lu bari di rafetlu seen jotaay bi. alhamdulilah jërëjëf. maa ngi dëkk Pout dëkk bu ñuy wax Tuuli. man problème ndox mi moo ma jaar parce que ñun suñu village bi ñu ngi ko à tout près ak aéroport bi mais ñun dañu amoon forage ñu baraat ñu benn tuyau mais ñun lu ñu jaaxal ñun dañuy chaque mois lañu jot facture te facture yi day seer vraiment loolu itam bëgg nañ ngeen waxal ñu ñooñu loolu dëkk bu ñu wax Tuuli laa dëkk mais chaque mois la ñu indi facture ndox waaw ak ñun nag tam suñu village itam solaire la solaire yooyu itam bëgg nañu xam renseignement ne mu demee ñun ñëpp ci la ñu am ko yaxanal bi. jërëjëf wala yaxanal la ñu am. jërëjëf. waaw dañu bëgg a ñëwaat man maa ngi laaj daal ngeen leeral ci fànn boobu ndax c'est normal que. Mamat yan leer nga indi si loolu. waaw maanaam bu ne facture bu cher parce que monde rural bi quand même ci biir ndox mi dafa bam ay acteurs am na ay acteurs privés. yoo xam ne dégg nga maam xëy na la ñuy facturer at la Asufor di facturer du benn mais loolu yëpp bu fekkee ne dafa cher war nañ xool structure de prix bi coût de production bi li mu dikk at li nga xam ne moom lañ ko jaayee askan bi. leer na on a tenu note. waroon nañu mu joteeg Ascosen dégg nga maam envoyé ñu facture bi ñu étudier ko. am na ku nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñoo ngi leen di ziar. alhamdulilah delloo ziar. Ibrahima Faye di wootee Kaolack. Kaolack bisimilah man waa Kaolack. ñoo ngi fi rek alhamdulilah. alhamdulilah. waa ci wàllum. allo. ci wàllum courant bi ak ndox mi. waaw. li ñu ci defee leer dafa bari ndax courant beeg ndox mi su fekkee ne ñii la ñuy fayal ñii. war nañoo wax ne facture temps boo ko amee montant bi bu eggee temps. yow yaay fayal sa bopp waaye Macky Sall du la may dara. yow fan nga bokk da nga bokk si tranche sociale bi wala. non tranche sociale moom yaakaar naa ñun Sénégal yi tranche sociale la fii moom ku fi amul salaire bu dëgër tranche sociale nga nekk da ngay góorgóorlu rek. kon lu mu rëy ay jarbaata doom ak yooyu fa nekk rek ngay góorgóorlu lañ. waaye ñëpp moom tranche sociale lañ nekk moom kay bu seetee rek am lu mu wàcc te bu wàccee rek musiba am. kon yow mbir mi daal leerul si yow ba léegi nii. leeru si sama bopp dara. ndax fi mu toll nii damaa xam ne man sama kër gi ma yeewoo nii. man chauffeur laa xëyatuma te sama facture eggoon na 80 000. courant wala ndox courant. courant kese. ndox mi ñaata. ndox mi dina dem bay presque 5 000 wala wala dina ko mat 35 000 daal wala 30 et quelques mille. te man maa ngi ni sama oto ngi gaare dematuma dikkatuma maa ngi taxaw. su fekkee ne dañuy xool ci facture yu kawe yu gàtt ak yu ndaw ñu ne ñooñu lañu dimbale duñ dimbale ñu am ñoo xam ne ñu ngi leen di loraale te ñoo doon fayal seen bopp dematuñ fenn ñu ngi taxaw comme ñëpp comme dañoo yor ay rak yor ay jarba yor ay doog am ñu ñuy dimbale ci suñu ndox am ñu ñuy dimbale ci suñu courant mais booba day fekk ñuy dem di ñëw di ko mën a fay kon su wax ne ñuy fay moyen de na ñuy may courant mais ñuy fay nang am na ñoo xam ne ñu ngi fay facture 100 et quelques mille ay góorgóorlu lañ tey dematuñ fenn dikkatu ñu ngi ni taxaw. dëgg la. jërëjëf wax dëgg yàlla war nañ ci bàyyi xel. jërëjëf Momar. voilà sëñ bi dëkk Kaolack firndeel na li ma doon wax. firndeel na sama ñaan pour que ñu bañ a yem ci inférieur ou égal à 250 kilowattheures parce que ñëpp mu ngi ne tranche sociale ñëpp ci bokk mais li mu bëggoon a wax mooy ñëpp ñoo war a yelloo ñu dindil leen 25 000 ci seen facture. mooy li nga doon wax sànq rek. mooy mel na daal affaire bi moom. donc état bi daal daf ko war a xoolaat. mais wax na dëgg. parce que suñu composition famille moo mel noonu. yow chauffeur nga mais gàddu nga plus de 30 personnes mais 30 personnes yooyu bu ñuy lakk courant mais dafay ëpp nee na 80 000 francs
mais 80 000 francs yooyu boo ko bàyyiloon 25 000 mais dana ci gis boppam. xam nga mesure bu amee impact day fekk par exemple ñëpp di fecc. mais boo ko xoolee ci courant bi ñi fecc bëriwul. jërëjëf Momar am na keneen ku nekk si ligne bi 33 824 88 06 allo. oui. bismillah. ça va na nga def. foofu la alhamdulilah waa ITV. waaw ça va. alhamdulilah wàññil télé bi soxna si. waaw d'accord ça va lu bees. alhamdulilah foo ñu woowee. man maa ngi Thiaroye sur Mer. bismillah yow nañu déglu. waaye ñun de lenn moo ñu xawoon bi parce que li maire bi wax tànk rek. parce que bu séddale amee vraiment dafa am ñu ñuy jox am ñu ñuy bàyyi. ñun tam dañuy laajte ndax ci bokk wala bokkuñu ci. kon da ngay laajte. maanaam ci wàllu séddale bi. waaw. bu ñuy séddale ñii dañuy am ñii duñu am moo tax may laajte ndax loolu wala déet. jërëjëf dina la tontu léegi. jërëjëf d'accord ok merci. waaw li ma la mën a wax soxna si daal mooy que séddale bi war na daj 8 millions de Sénégalais boo xoolee dañuy wax ne ñun 16 millions lañ donc moitié de la population ñépp nag mënuñu am moo tax ñu ne 8 millions mais bu fekkee ne ci 8 millions yooyu nga bokk war nga cee mën a jot ndax nekkul lu ndaw tey jii buñ ko doon seet ci rotation camion de 30 tonnes presque def na 4000 rotation donc du loo xam ne lu ndaw la 142 000 tonnes du caaxaan te loolu bu demee ci askan wi demin wi nga xam ne moom la ministre bi jëlee engagement ragal naa ne ñiy ñaxtu du bari. jërëjëf loolu moom am na keneen ku nekk am naa ci yaakaar ba may gis nag le contraire. allo. 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 bisimilah. allo wàññil télé bi ñu lay dégg bu baax a baax foo ñu woowee. maa ngi lay woowee Saint-Louis. Saint-Louis. an waa Saint-Louis ñu ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax a baax. alhamdulilah bisimilah. sant yàlla. alhamdulilah. salaamaaleykum. aleykum salaam. sëñ bi na nga def. alhamdulilah ñu lay dégg bu baax. jaar ça va bien. waaw ñu ngi lay woote fii Saint-Louis. waaw ñu ngi si jàmm alhamdulilah. ñun moom naa ne ndox mi moom ñoo ci gën a dee daal. déet waay. waaw ñoo ci gën a sonn trop. yow fa nga bokk si tranche sociale bi wala. waaw bokkuñu si. lu tax. bokkuñu si de affaire bi moom xaw na doy waar. yow sa facture ñaata la. am nañ ay 90 000. bon léegi boo jëlee 88 000. waaw. moyen ci tranche sociale bi muy 20 mètres cubes. waaw muy 20 mètres cubes. waaw da nga ko ci moyen moom bokk nga ci. waaw moom nee na bokk nga si mun lay leeral loolu. bokk nga ci. waaw mais ñun mënuñu jëlee fii ndox bi ba pare mu cher si ñun ndox bi xam nga ndar gi moom par bu gën a nekk bi am yenn facture dafa métti. waaw xam nga ndox mi dañ ko jox benn société bu ñuy wax Sen'Eau. Sen'Eau dafa am ay charges yoo xam ne mu ngi koy def. depuis 1er janvier. SONES aussi di def ay investissement loolu yëpp wax dëgg yàlla foog ndox mi du am la ñuy wax ne. dëgg la ça a un coût comme ni ñu koy waxee. mais annulation bi daal moo gënoon ñu annulé facture yi daal moo ëppoon jàmm ñu nekk ci jàmm. boobaa nag ñu ñaanal président rek ca kaw ca kanam. wax nga daal da nga jàpp ni daal facture yi dañ ko war a wax nga li nga bëgg. président de la république dégg na la. moom mi nga xam ne moo ñu njobate ñëpp. waaw te décision bu ñuy jël ci moom lay jógee ko. waaw nit moom wax li mu bëgg yàqul dara. jërëjëf ñu xaaraat tamit beneen téléspectateur si ligne bi allo. 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 allo wàññil télé bi ñuy sàpp si ñuy wootee ñu wàññi télé bi bañ a dégloo si télé bi allo. allo. wàññil télé bi ñu lay dégg bu baax. waaw allo. allo. waaw. foo ñu woowee. Yoff laa lay woowee. Yoff bismillah. waaw. allo waa Yoff mais chef. allo. allo yow rek nañuy déglu. waaw mais moom li mu wax dëgg la parce que man sama facture courant 4000 francs la te man góorgóorlu la mais kii bi mooy yow ñu ko bëggee basé wu noonu dañuy réer
Sénégal même sax yow moom fii nii ñi fi fayeeku 175 000 sax boo koy seet da nga koy compter tey xoolal si yow courant boo ñëwee fay 104 000 ndox yaa ngi ñëw fayaat ñaata ay 45 baati 60 mais cas bi mooy yow ñoom te ñoom kii bi dañ ko war a di tey quoi ñoom dañu war a suñu facture yi dañ ko war a def indi ko quoi loolooy daal di tey quoi yoon mais ñoom nii buñu ci basé moo dul di tey di dem tey yow nit ñi yi ñu toll nii suñu li yow ñun dañuy toog pendant weer bi yëpp te yow xamoo kañ lay jeex lii nii moom te moom lii nii bu moo ngi continuer nii nit ñi duñ ci daal di tey di génn mais cas bi mooy ñoom dañ ko jéemali seen fukk pañ. jërëjëf ok kon waaw bon. jërëjëf waaw man li ma la waxoon comme kon reconforté na ma ci li ma wax. ne vraiment askan wi li nu bëgg mooy ñu xoolaat courant bi ndax. kon daal mbir mi daal ci courant bi la gën a. ci courant bi la gën a tare ndax boo xoolee ñi nga xam ne weesu nañ 250 dañ amoon yaakaar. li sax mu gën a tar nag mooy au début dañu amoon yaakaar ne dañuy jël mbir mi en compte waaw ndaxte nag directeur général de la Sénélec defoon na très attention ne mënul prononcé wu ci mise en œuvre bi que ministre moom moo ko wax. mais tamit état wu Sénégal aussi moom dafa am yeneen engagement wala da nga jàpp ni lépp état bi mën na ko jël en charge. xam nga état Sénégal am na yeneen yu koy xaar tamit de. xam nga sax am na ñoo xam ne dinañ ma wax lu tax may justifier mais def naa justification wane ne yëf yi package la di nga am tuuti courant di nga am tuuti ndox di nga am ceeb diwlin spaghetti même bu dee entreprise yi dana am leneen fu ñu ko féetee transport bi dana am fu ñu ko féetee hôtel yi danañ am fu ñu ko féetee journaliste yi danañ am fu ñu ko féetee culture bi dana am fu ñu ko féetee donc ku ci nekk daf ci war a presse bi daf ci war a gis bopp loolu la ñu séddalee 1000 milliards léegi nag ñun dañ ne nañu dolli ndax boo ko xoolee ñi nga xam ne ñoo ñëw ci ñun di ñu woo dañ ne boo demee waxal ñu dolli ñu gannaaw bi ñu ko gërëmee ba pare ndax vraiment ñun suñu facture ak ni ñu comprendre woon mooy que boo passé 250 kilowattheure différence bi rek ngay fay te loolu mën na nekk. mën na nekk. mën na nekk. am na beneen téléspectateur bu nekk si ligne bi bëgg participer si émission bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam bisimilah. waaw na ngeen def. alhamdulilah. waaw man de maa ngi wootee Pikine Icotaf. Pikine Icotaf bisimilah. waaw waaw man dama doon laajte. waaw. dañuy wax ci wàllu courant bi yëpp maanaam ñu commercial ñoom ci lañ bokk wala ñoom dañuy wax rek kenn du fay mais dañuy wax lu ñu leer mbaa ñu fay wala ñoom après ñoom maanaam ñoom dañuy fay wala ñoom duñu fay. mais dañuy wax courant kenn du fay loolu lay dégg ci yeneen kaay bi yëpp day courant parce que courant yi kenn du ko fay. lañ wax lu leer nañ. balaa gars yi te fi waaw balaa dina indil ay leeral léegi Momat bismillah. voilà waaw après. waaw effectivement li nga question boobu question bu am solo la mooy li nga xam ne moom lañ bàyyi muy tranche sociale muy 250 kilowattheure bi inférieur ou égal kooku mooy sa dëkkuwaay bi maanaam sa atelier tailleur bi bokk ci parce que foofu da nga fa nekk di wut xaalis sa boutique ba compteur ba fa nekk bokk ci ndax da nga fa nekk di wut xaalis industriel itam ñoom bokkuñu ci loolu daal mooy li nga xam ne courant ba nekk ca kër ga ñu koy wax courant domestique loolu rek moo bokk ci tranche sociale bi nga xam ne bale nañ 250 inférieur ou égal à 250 kilowattheure. leeral yi am na solo Momar Cissé ñu jël suñu téléspectateur bu mujj ndax daanaka waxtu bi jeex na jël benn téléspectateur rek allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. asalaamaaleykum. bismillah foo ñu woowee kilifa gi. man maa ngi lay woowee Pire. Pire bismillah. maa ngi woowee. waaw ñu lay déglu bu baax. waaw man li ma doon laaj mooy sama facture ndox 5000 la sama facture 35000 la man est-ce que man bokk naa si wala bokkuma si. ndox bi 5000 la courant bi ñaata 35000.
non 35. jërëjëf Momar 35000 ndox mi courant bi yëpp bu si nekk 35000 la. ah bu si nekk li ma la mën a wax ne la courant bi moom bokkoo ci parce que bu ëppee 250 kilowatt heure bokkoo ci te boo xoolee 35000 ëpp na 250 kilowatt heure ndox mi nga xam ne 5000 la nag foofu cete na. ndax 20 mètres cubes boo ko xoolee warta passé àggul 5000. ndax calcul yi ngay def nii moom am na solo trop macha allah. waaw donc boo ko xoolee cete na 5000. kon moom bokk si. normalement c'est entre 3000 et 4000. li ñu war a bàyyi 20 mètres cubes bi waaw. ok ñoom nag mise en œuvre mun nañ arrondir ah. mën nañ arrondir waxuma ne bokk na ci mais si mise en œuvre bi mun nañ ko arrondir. alors Momar ginnaaw ba nga dégloo kàddu ñi nga xamante ne sénégalais yi woote yëpp. non attention waaw y a une erreur là. bu dee ndox mi. waaw bokk na ci. su dee ndox mi. waaw moo tax mu jaaxal ma. bu dee ndox mi sëñ bi dama juum bu dee ndox mi ki jógee Kopir 5000 francs bi dinañ la ci wàññil lu mat 4000 francs li ngay fay du bari parce que ndox mi facture boo indi rek dinañ la wàññil tranche sociale bi. léegi su dee courant bi. bu dee courant bi comme ëpp na 250 kilowatt heure kooku bokk ci. leeral yi am na solo Momat ñu jeex rek ginnaaw ba nga dégloo kàddu yëpp sa kàddu mujj lan la ñiy woote surtout ñi nga xamante ni dañ nekk ci àll bi ak ñi nga xamante ni courant bi moo leen soxal. li ma ci mën a jàngatee mooy que ñi woote ci courant bi bëgg nañ ñu yokkal leen ko pour ñu mën cee gis seen bopp buñ ci yemee ci 205 inférieur ou 250 kilowatt heure par heure du ñu gis seen bopp ci ndimbal li ndox mi ñi nekk ci àll bi wax nañ seen jafe-jafe wax nañ ministre bi wax na ne dana ubbeeku ci ñoom kon na ci gaaw parce que kat ki nekk ci coono ku ko wallu nag bu gaaw la bëgg. Momar Cissé man lay gërëm bu baax di la sant ma fàttali ni yow yaay vice président bu ASCOSEN mbokk téléspectateurs yi ñu leen di gërëm bu baax di leen sant leen jox dig daje suba incha allah juróomi waxtu.